dañuy wax sax ne l'opposition s'oppose à l'opposition et ça fait parfois la une des quotidiens yi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi ku ci mel ne yow à un moment dañu doon adulé soo waxee ñu tàccu dem nañu benn instant beaucoup de critiques déjà naka nga dundee loolu mais aujourd'hui souvent ñu taxé yenn politique yi que ne dañuy opposé wu à l'opposition loolu également nan nga ko jàngatee. waaw mooy li ma wax léegi ci Mame Abdou Aziz Sy Dabakh dafa doon wax lu am solo daf ko théoriser mooy l'éthique dans le désaccord même bu ñu wuutee xalaat war nañu am benn éthique boo xamante ni moom mooy tax ñu sauver l'essentiel qui est le respect mutuel mooy que mën nañoo bañ a wuute mën nañoo wuute noo xamante ni moom la ñuy amee gis-gis approche bu ñuy am par rapport à un problème su problème amoon fii tey ñun ñëpp mën nañoo bañ a wuute mën nañoo wuute xalaat ci mbir mi waaye ñun ñëpp dañuy nangulante ne suñu yitte mooy émission bi egg ñun ñëpp Sénégal ñoo ko bokk moo tax ma ne amul monopole ci wàllu bëgg réew mi li ma jàpp mooy ñi def ba juum sax am nañ circonstance atténuante waxuma nag ñi nga xamante ni ci seen bakkan lañ ko teg waaye am na ci ñoo xamante nii mën nañ leen dogul ngant jàpp ne dañ doon def ba juum donc pour revenir ci loolu mooy man critiques yi li nga wax ne nan laa dundee critiques yi nga xamante ni am na fu mu jóge mais jàpp naa ne taw féex la ci ndaw mu jóg ci réew am tàllal loxoom am lu mu bëgg am ñu taxaw di ko artu mooy ñooñu wane nañ seen yéene ci ne ñoo yow kat bëgguñu nga juum yow kat bëgg nañ fi ngay teg sa tànk nga xam ko yow kat bëgg nañ nga taxawaay bi nga xamante ni moom nga taxaw woon moo tax je l'ai reçu positivement ba pare loolu moom mooy defar sa carapace loolu moom mooy tax aussi nit ñi xam ne nit ñi faaw pour nga jiite leen sëñ Fall loo ko doon wax da doon wax ne nit ñi ku xajowul seen bang matoo leen kilifa et je pense que ne aujourd'hui gisuma nit koo xamante ni am na xel di wut loo xamante ni yàlla amu ko yonent bi amu ko ñi nga xamante ni aussi ñoom la ñu gëm yaakaar leen amuñu ko mooy nit ki boo jógee taxaw ci pénc mi am loo bëgg mënoo wax a wax ba nit ñi duñu am xalaat ci li nga bëgg. déjà est-ce que amoon na objectivité. bi nga xam ne yaa ngi def ay analyse di ŋaññi yenn saay nguur gi. déjà ndax politique moom nga mujjee def moo doon sa ambition. est-ce que foofu am na objectif beneen bi. mooy tey gis nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo lay ŋaññi. daawul leen critiquer en quelque sorte ba ñu boole la ci seen biir. est-ce que loolu également du contradiction ci doxalin boo xamante ne ñenn ñi nemmeeku nañu ko ci yow. alors su boobaa nag damay def c'est vraiment un débat d'école damay dellu si ci le rôle originel même du journaliste. waaw xam nga tey jii bu fekkee ne liggéey bi ñuy def ñun dafa am solo lool. sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum day wax ne journalistes yi dañu am une mission prophétique maintenant le prophète s'il ne prêche pas la bonne parole lan lay def man ci suma pratique journalistique dama choisir bi may def métier bi dama choisir daa di taxaw ci wetu ñi nga xamante ni amuñu kaddu mooy la voix des sans voix dama taxaw ci côté bi mooy ni ko sëñ Mouhamed Diop defee léegi ci ñi nga xamante ni xëy na mënuñoo wax ne nen bi ñu doon jënd léegi gën naa cher ñi nga xamante ni mënuñoo wax ne santé bi ñu soxla di faju mënatuñ ci jot ñi nga xamante ni dañu wax ne bay jot na nawet baa ngi mu ngi xiin amuñu engrais amuñu jiwu ñi nga xamante ni dañoo war a sàmm tey war a fexe ba Mauritanie ak Mali dootuñu ñu yónnee ay xar pour ñu fournir le marché du Sénégal mënatuñu ko am man dama décidé woon ci suma pratique journalistique ne ñooñu laay nekk ci seen wet di leen waxal di leen taxawal lu bari nag ma won ko ginnaaw ma gedd ko loolu nag suñu borom bu dogalee ba nga xamante ni taxawaay bi dafa am ñoo xam dañ cee gis seen bopp loolu su boobaa mbiru suñu borom la waaye bi may def liggéey boobu ñi ma doon dawee waa boor bi ñoom laa doon dawee waa boor bi ci des ndax dama jàppoon ne kenn rek laay waxal kenn rek laa bëgg a taxawal ginnaaw bi ma ciy wut ngërëmal suñu borom askanu Sénégal rek la ciy taxawal donc moo tax mosuma cee bëgg a dugal ay tappale mosuma cee bëgg a dugal parloo dama doon saa bu ma daan dugg ci plateau di wax dama doon ñaan yàlla mu dimbali ma ba du ma waxee suma bakkan ma wax loo xamante ni it na amal njëriñ askan wi ba nga xamante ni man su ma génnee du ma am kersa te ndey Fatou Abdou li gën a métti en réalité mooy xelu doomu aadama xam nga li gën a am solo mooy boo tëddee nga nelaw mooy sa conscience moom mooy sa tribunal donc beneen bi nga xamante ni bëgg naa si revenir après li ma wax noonu par rapport à la définition beneen bi mooy Albert Londres moom mooy ki nga xamante ni moom moo njëkk a jëmmal journalisme ci wàllu moderne bi ñu koy defee nii Albert Londres c'était un médecin
avant d'être journaliste moom moo créé la Gazette la Gazzetta Italie la dem gis la Gazzetta mu ñëw France daal di créer journal bu tudd la Gazette lim si jublu woon rek mooy nan lay fexe ba à travers métier bi ko yàlla wërsëgaloon mu fexe ba information ak solo bu mu am mu fexe ba egg ci nit ñi ngir lu leen war a dal wala lu leen dal mu fexe ba ñu génn ci moo tax ma ne métier bi ñuy def dafa am solo li ngeen di def nii ba ci plateau bi ni ngeen ko tuddee nii muy waajal tabaski yéen a ngi rendre benn service bu am solo ndax fukki fan yii ñu nekk ci Zulhijja am na solo boo xamante ni képp ku ciy def taxaw seetlu di fàttali nit ñi liñ ci war a def taxawaay biñ ci war a am ngeen dugal ci li nga xamante ni moom mooy actualité pour fàttali nit ñi mais yéen a ngi assumer une responsabilité prophétique mais le prophète s'il n'est pas aux côtés des pestiférés et des vulnérables mais il peut pas être aux côtés des bourgeois et des bobos et man dans ma pratique professionnelle dama ne woon naa nekk ci wetu ñi nga xamante ni amuñu doole te ñooñu c'est une suite logique ñoom laa bëgg a dem taxawal assemblée nationale ci pencum ndaw réew mi te yàlla xam na ne ñoom rek laa bëgg suñu borom may ma kattan pour ma wéy di leen waxal ba asu soxna dootul amati ci Louga ba xale yi dootuñu faatooti ci géej gi ba pare Babacar waaw balaa Babacar Diagne di ñëw mais papa mu ngi may def siñ papa waaw yow moom loo bëgg yàlla nay jàmm sukki la papa sukki la papa acca sëñ bi maa ngi lay gërëm léegi ci say kàddu di la ñaanal tamit li nga xam ne moom nga rës def ba les sans voix nga taxaw leen représenté ak leen plaider nga xam ne seen baat am na ko déggul fa loolu ngay mësal yàlla na la ko suñu borom dafay gënaat def seen tubaab ma dégg ci wax bi nga dem ba tudd seen Fallou tudd Almaktoum Mamito s'il te plaît boo mënee jox papa sa micro bi nga yor déggante bi gën a neex voilà merci Mamito. waaw muy fi ma dugg ak yow ma dégg nga tudd ay kilifa yoo xam ne képp ku leen tudd rek dama lay naw waaye ma bëgg nga nangul ma lenn ndax ci sa làmmiñ laa nangoo ma bëggit lu ma lay wax nga dimbale ma nga tontu ma ci ndax man duma politique. dégg naa nga wax ba ci nga tudd kujje gi nga ne wóoloonte dafa war a am doyloonte dafa war a am yàqalante sa moroom waru faa jib ndax ñoo war a bokk objectif loolu ci kujje gi la dégg naa sànq nga wax ko ah waa ab ànd day doonoo war a wóolante waaye ñaar rek laa lay laaj moom mooy ndax mën nga maa waatal ne ñi séq kujje gi ñëpp di yootu réew mi ndax ñoom ñëpp jub nañu loolu laa bëgg su fekkee xam nga ko am nga ci lu la wér nga firndeel ko àdduna ndax ñi séq kujje gi ñëpp ndax jub nañu ndax ñoom ñëpp su fekkente ne jub nañu bokk objectif lépp li ñuy wut yàlla na nga ko am waaye su fekkente ne mbooloo dafa booloo ñoom ñëpp jubunu te juboo maanaam ñu juboo te jubunu lan nañu mën a indi cim réew ñu juboo te jubunu wala ñu juboo te ñëpp jubunu lan nañu mën a indi cim réew. ma tontu wala. waaw vas-y. ma tontu. tontu waaw. alors maa ngi koy gërëm dama lay gërëm d'abord. bala may tontu di la gërëm ci sa itte. ak sa taxawaay mag dafa am solo lool ci réew. bi Safia di nuyoo léegi. yow laa ko doon laaj. waaw ndax itte ji ak taxawaay bi lu am solo la. ba ci boo waree jëlee kàddu sax ni ngay jóge di taxaw nii dafa am solo. ndax réew am na foo xamante ni bu fa tollee taxaw day jot. moo tax taxawaay bi ngay taxaw nii dafa am solo li nga wax li nga dugal ci sa kàddu gën a am solo mooy magit bu nekkee ci réew ñu ne réew mi dañoo toll ci crise multidimensionnelle su boobaa bu taxawee yëkkati kàddoom ci njub am préoccupation ci njub loolu it leneen lu am solo la fii réew mi toll nii waaye nag laaj bi nga laaj am na solo lool te loolu dañ cee war a góorgóorlu ñun ñëpp d'abord kenn ku ci nekk si sa niveau ba nga xamante ni li ngay def da nga ciy góorgóorlu sa kem kattan pour jubal pour jub
beneen bi mooy saa boo nekkee ci mbooloo it la leen boole nga fexe ba mu nekk loo xamante ni lu am solo lay nekk nga fexe ba nekk loo xamante ni li koy lal mooy dëgg ak njub waaye nag seedeel nit ñi ndax jub nañ wala jubuñu am na ci loo am na ci lu bu dee kàddu gu waaw ak ndaw yu juboo te jubunu lan la mën a indi cim réew. xam nga tontu laaj bu mujj bi mooy gën a yomb ci man bu njëkk bi xam nga boo nee ndax ñi ànd yëpp jub nañ. waaw dama lay laaj. waaw am na ci loo xamante ni sunu borom rek moom moo ko xam. waaw ndax xam nga dafa nekk mbiru. waaw yàlla day tëj waxtaan de. waaw non am na.